asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ni ñu koy defee altine bu jot ci waxtu wi ci seen émission bu mag bi ci ITV di arène sénégalaise ñu fas yéene encore dalal beneen daanaan tey nag dinaa wéet lool ci émission bi ndax El Hadji Ngagne Diagne yaram bi moo xaw a sutante mais nag du dara wax dëgg yàlla garab yi mu naan moo ko xaw a jaxase tuuti mu ni ma daal fi mu toll nii damay nelaw rek ma ne ko effet secondaire u garab yi la père bàyyil incha allah dinaa ko gérer. coono la rek ñu koy ñaanal mu taneeg jàmm ba dellu siwaat ci suñu wet tey nag émission la bu nga xam ne ndaanaan bi ma ci dalal dinaa leen ko présenter bu ci kaname mais dañuy d'abord féliciter ki nga xam ne moom moo di rek le champion wala le double champion d'Afrique ci wàllu judo muy Mbagnick Ndiaye Antananarivo la dem def encore jaloore jëlaat fa raaya gi nga xam ni moom mooy judoka bu gën a ràññeeku ci Afrique te loolu du guléet mu def ko ndax moom moo yoroon raaya bi dafa confirmer te loolu dina tax également mu bokk ci ñi nga xam ni dañuy dem ci Jeux olympiques yi war a am donc ñu koy féliciter bu baax moom moo nekkoon porte-drapeau wu Sénégal moo jiite woon délégation bi mais wan na yoon bi xale yi donc félicitations à Mbagnick ñuy féliciter également suñu doyen Gaston Mbengue ndax barki démb la doon maye doomam Marema ñu koy ñaanal sëy bi yàlla na barkeel vraiment mu nekk lu nga xam ne aussi axlu làmb kenn desul ñëpp ñëw nañu mais la république ñoom ñoo fa teewoon ndax ku nekk xam na diggante Gaston Mbengue ak le président Macky Sall ndax booy maye sa doom juróom-benn ministre de la république déplacé wu El Hadj Malick Gakou ñu ràññee ko fa ak ñu baree bari ñu nga xam ni ñëw nañu ndax kóllëre gu ñu seq ak Gaston moom moo tëdde noonu donc ñu koy ñaanal doomam jooju nga xam ne maye na ko madame Sy yàlla na yàlla barkeelal sëy bi ki nga xam ni tamit nag moom la ñuy dalal tey dinañu waxtaan ak moom bu ci kanamee ci lu yaatu waaye ñuy gën a ñaaxaat nit ñi rek ci masque yi ak respect mesures barrières yi ndax jàngoro ji mi ngi wéy di law ndax xam ngeen ni ministre des sports bi monde sportif jaaxle yuuxu ni kat ñun mënuñoo toog te duñu def suñu liggéey ñeneen ñi di def seen liggéey def ci xar tànk tubayam ànd ci ak le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy gërëm ànd ci ak ki nga xam ne aussi mooy le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñu waxtaan ñu xam ni mënuñu téye sportif yi tënk leen ñu bañ a dem defi li nga xam ni mooy seen activité li nga xam ni mooy seen liggéey ci la ñuy daan seen doole ba ñu trouver compromis pour que ñu mën a reprendre les activités sportives mais même bu ñu koy reprendre dafa am protocole sanitaire bu nga xam ne dinañ ko teg mais protocole sanitaire bi wóor mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci réew mi tey yeewoo ci réew mi tey doomi réew mi nañu bàyyi di jeexi jaaxa ay jàngoro ji am na ak amul loolu dépassé nañu ko ay ñii li ñuy wax ay sóob laag du dëgg ak yooyu dépassé nañu ko li nga xam ni moom la ñu war a def mooy li tënk àdduna bi yépp muy jàngoro ju ndaw ji di virus bu ndaw téye àdduna bi yépp tere réew mi décollé tere koom-koom bi décollé tere nit ñi def seen liggéey ñun ñoo war a sàmm suñu bopp kenn ku nekk yaay sa soldaalu bopp maa ngi yor suma masque di respecter samay gestes barrières donc na ko kenn ku nekk def sa xeexu bopp bu ko defee ñu mën a delluwaat suñuy activité loolu laa doon introduire tey nag ki may dalal day ndaanaan lu mag bu nga xam ni kenn dootu ko présenter ci làmb léegi dama koy xool rek sama xol xaw a am nu mu mel ndax dama naan xale bi ndaanaan la tubaarkalla macha allah ci wàllu bëre mën nañu wax ne sax professeur la ci ndax bari na ci gox ba mu yeewoo ak écurie ba mu nekk mbër yu nga xam ne bu ñu bëggee bëre dañuy ñëw ba ci moom laaj ko xalaatam ndax xereñ gu mu xereñ ak mën a bëre gu mu mën a bëre ma ni làmb waxul dëgg ndax bu làmb waxoon dëgg fu ñuy dégg tey Modou Lo dinañ ko fa dégg ndax ñoom ñaar ñamante nañu benn tàkkusaan buñ ne ci wàllu yi tamit yar xale bu yaru la xale la bu nga xam ne tubaarkàlla foo ko fekk cër bu mu la war a jox daf la koy jox mais diwaan ba nga xam ni fa la yeewoo aussi dafa nekk xale bu nga xam ni mën nañu wax ni mooy rassembleur ndax unanimité nit mënu ko am mais bari na ñu nga xamante ni lu muy doon ndaw moom jikko pusaak wëñ la yor ci gox bi mu nekk champion bu nga xam ne benn yoon lañu mus a gis làmbam yàqu te loolu dinañ ci dellusiwaat ak moom ci wàllu carrière am
mu nekk champion bu nga xam ni carrière am dafay yéex a décoller carrément parce que njalbeenam ñëpp dañ ni phénomène la njalbeenam ñëpp dañ ni xale bi tubaarkàlla macha allah dina sori ci làmb amaana xëy na cat sax moo ko jiitu wala làmb ñàkk wax dëgg mais mu nekk mbër bu nga xam ne aussi parfois dafay naqaree wutal adversaire bu ñuy xool ay année blanche bari na ay années yu nga xam ne dafay toog du bëre parce que problème mu adversaire la doon am ndax ñu bari ku avance am dugg sa kër boo waxtaanee ak say mbokk delloowaat ko wala boog doo ko jël kooku moo daan Fall Yaraax kooku moo daan Baye Cheikh kooku moo daan Boy Joolaay kooku moo daan Cheikh Mbacke Diouf kooku moo daan Ndoof ñaari yoon kooku moo daan Fëgale bu Lansar kooku moo daan Xaadim Sarr kooku moo daan Adama Diouf moo daan Ngeer moo daan Ahmed Dem moo daan Yanda bu lim bi néewee dina ko mottali mais en tout cas ku daan ndaanaan yooyu yëpp ngeen war a xam ne tubaarkàlla xale bu mën bëre la dinañu dellusiwaat ak moom wax naa leen ko bëre na ak Modou Lo bëre na ak Saalum Saalum bëre na ak Sa Kajoor numéro 2 bëre na ak Moussa Ndoye ku bëre ak ndaanaan yooyu dëgg yàlla am cëgin dafa yombul ndokoon mu dim cëgin parce que ndaanaan la kooku nag tey mooy Alioune Seye numéro 2 bu Waalo Alioune ñu ngi lay nuyu di am plaisir dalal la waxtaan ak yow ndaje mi man maa ko sopp bëgg ko yàlla dogali tamit cër bi nga ma jox ak considération bi nga am ci man nga ni ma père yow bu ma nekkoon ba kuli koro boo ma nee ñëwal damay loolu rek cër la ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Tonton Malick maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay bu baax gannaaw baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim dañuy sant yàlla julli si yonent bi rek di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabbaroo borom Daaru Salaam ak gaar mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëñ Abdourahmane Fall Tilala yàlla na suufu Touba oyof ci kawam barke maam Cheikh Fall di ziar kilifa diine yëpp di leen ñaanal tawfiix ak taysiir di ziar képp koo xam ne yaa ngi safoo Alioune Seye numéro 2 rek maa lay jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu waa Géejawaay ba mu jege di nuyu waa écurie Waalo di ziar bu baax di ñaanal sama papa Ngagne Ndiaye yàlla na ko sunu borom mu fëgg boppam mu delluwaat ci liggéey bi. Amin amin alors première chose yaa ngi yor sa masque yow moom mel na ni fagaru nga jamono ji ñu ngi wax deuxième vague. ñun ñëpp demoon nañu ba saalit ba tiit parce que biñ ne activité sportive yi dañ koy arrêté Balla Gaye 2 sax moo njëkk a génn def tweet wax ne nañ ñu bàyyi ñu def suñu liggéey tey bàyyi nañ ñu war nañu delluwaat ci liggéey ñu ngi xool naka la ñuy organiser waate làmb ji mais jàngoro ji actuellement ñu bëri dañuy jaaxal ñi di naatable nit ñi bàyyeeku yow porteur de voix nga war nga ci wax également sa xalaat. waa père dañuy santaat yàlla bu baax rek ndax jàngoro yi moom kuy nekk fii di jiixi jaaxa moom kon dama yaakaar ne da ngaa yëgul li xew ndax ñun ak fi réew mi toll lépp taxaw lépp kale kenn dematul fenn kenn dikkatul soo taxaw ne jàngoro bi amul kon da ngaa yëgul li xew mooy li may wax rek nit ku nekk yaa war a nekk sa docteur bopp lépp loo xamante ni këru faj ki soxla na ko wala mu yittewoo ko ne def nañ ko nii ak nii loolu rek si loolu lañ war a dox man moom wax dëgg yàlla mesure barrière maa ngi koy respecté bu baax a baax foo mu fekk maa ngi ak sama masque boo ñëwee sama kër gel baa nga fa waaw. loolu daal la kon daal ngay gën a ñaaxaat nit ñi ngir ñu respecté. waaw ñu respecté mesure barrière yi rek ndax loolu moom mooy suñu avantage ndax toog bi nii dafa metti surtout monde sportif yi affaire yi metti woon na si ñoom boo xoolee 8 mois dafa yëngatuwuñ defuñu dara loolu tamit dafa metti kon ñun ñoo war a mën a jàppale suñu bopp daal. ñoo war a mën a jàppale seen 8 mois ngeen ñi toog yëngatu leen defu leen dara war a également tedd ci làmb d'abord Alioune Seye nan lay maintenir formam ci condition Covid yi. waaw père metti na mais nag dañ koy gérer te xam ne yàlla moom lu mu dogal rek noonu lay demee jaam day bëgg mais yàlla mooy dogal xëy na at mi loolu la ci namm dañ koy sant yàlla rek comme ñi may wér ba ñu toogaat fii di ko expliquer sant yàlla am na si ñoo xamante ni feebar bi yóbbu na leen am na si ñoo xam ne fekk ñu sax feebar bi dem nañ loolu nag dañ ciy sant yàlla comme yàlla may nañu wér ba ñu toogaa fii di ko waxtaanee dañ ciy sant yàlla baax a baax metti na nag nekk ci benn affaire boo xam ne ci ngay gañee si li nga xam ne moom nga yóbbu say njaboot di ci sutura say njaboot ak képp koo xamante ni yaakaar na ci yow nga toog xëyoo gontoo dafa metti mais nag yàlla bàyyiwuñu ñu ngi sant yàlla baax a baax ku xam Alioune Seye moom xam ne moom combat ak ñàkk combat laa yemale wax dëgg yàlla
athlète nga da ngay waaw entraîner. wax dëgg yàlla man entraînement dafa dem ba ne nekk sama deret. boo ko deful sax day waaw mel mu ni ngi am na lu noonu la samedi ak manqué. dimanche bi may toog di noppal sax yàlla xam ne su ma xëyul dem lundi entraînement rek du ma nekkaat ci temps bi waaw kon ñu ngi ko doon respecté nekk ci lu ñu war a nekk daal waaw. alors maa ngi koy wax léegi sa njalbeen ci mbapat la doore d'abord parce que mbooloo mi la topp ci arène mbapat nga ko liggéeyee ba ñu topp la dellusiwaatal tuuti ci saw jaar-jaar ci wàllu mbapat ak lu la dugal ci làmb. waaw sama jaar-jaar ci mbapat wax dëgg yàlla li ma def ci mbapat sax amaana defuma ko ci arène bi ndax damay dox sax ba seen teg mag boo xamante ni yàgg na ma seetaan ci mbapat damay waa mbër lan moo xew ma ne ko dara xewul xëy na li jaam di bëgg ak li yàlla dogal rek yàlla moom moo namm ci man lii xëy na tardement bi mais ak li ma ak chaque fois li ma koy waxee rek du ñàkk fulla wala ñàkk fayda wala ñàkk considéré li may def ndax li may def moom kenn du ne mënuma ko bu dee entraînement suba ak ngoon dama koy def mais boo defee li nga war a def ba pare da ngay bàyyi li si des si loxo yàlla mais mbapat moom def naa ci lu ne def naa ko ci mbapat. champion yi nekk ci biir làmb ji tey di fi reñe est-ce que am na ci ñu nga xam ni daje nga ak ñoom ci biir mbapat te ngeen bokk génération. waaw ñu bëri waaw même su ma leen su ma bëriwut ak ñoom tamit bokk nañu ay géewu mbapat ñu si bëri gars yi nekk champion yi ci kaw yëpp ci mel ni ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo xam nga gars yi bëri daal bokk nañ mbapat ku ma ci bëriwul tamit bokk nañ géewu mbapat waaw. waaw nga toj mbapat yi benn moment nag nga sentir ni war nga ñëw ci biir arène kan moo la tette dugal la ci arène bàyyi loola mbapat pour nga nekk véritablement un lutteur professionnel. waaw li tax ma gën a bàyyi mbapat dama dem comme li ma dal nii ci arène bi rek dem ba mënutuma am adversaire promoteur day ñëw sax di ma wax ne yàgg di wala bëgg ma ne ko man moom jaru ngay waxaale demal seeti kooku rek bu nangoo man nangu naa xam nga nag combat yi di commencé di kale foofu ñu dama léegi ngay dugg ci arène bi sama waa koñ jàppale ma comme yàgg naa dem di leen indil jaloo rek ndam bu ne indil naa leen ko fa. am na sama benn copain boo xam ne benn passage ne ko yéen est-ce que du ngeen dem ñu leen di daan ngeen ñëw fii di yuuxu ndax dafa yomb quoi. chaque fois rek Alioune Seye gañe yuuxu yi daal chaque samedi ak dimanche yëpp du ma doon dem bëre mbapat. yàlla dogal ñu ciy am ndam waaw. di ci sant yàlla daal ndax xam ne jàmbaar amul ku yàlla dimbale rek moo fi nekk waaw looloo xam nga looloo tax gars yi gëm ma jàppale ma taxaw ma dugg ci arène bi. sa premier combat arène. sama premier combat arène maa ngi ko bëree kii Robert 2 bu Mbour waaw ma am ci défaite waaw. boobu mooy sa premier combat nga am ci défaite ci ku nga xam ni phénomène nga woon ci biir maanaam mbapat yi ba ñëpp ni boo ñëwee di nga tëj arène bi sa premier combat arène nga am ci défaite nan nga ko dundee. waaw metti rek mais xam nga niñ naan am na loo xam ne bu xasee nekk ci yow moom même buñ la daanee 10 fois sax da ngay xam ne. dangaa juum rek ñu daal la mais du sa ñàkk mën li ngay def wax dëgg yàlla bi ma daanoo am naa lu ma metti trop mais damaa xam ni ki ma daan mënuma te en plus ndogalu yàlla moo ñëw rek ndax lépp lan mooy différence mbapat ak bëre dóor bi nga xam ne mooy arène. waaw bëre dóor beeg ak mbapat bi am nañ différence ndax bëre dóor bu la neexee nga jàpp xool fi ngay kii mais bëre dóor bi mën nga jàpp foo xamante ni sax fu baax la ñu dóor la nga bàyyi am na différence daal ndax arène bi am na beneen pression bu ci nekk. am na beneen défaite boobu nga am ko sa première défaite ci biir arène mel na ni moo la gën a defaraat ba nga nekk mbër parce que jàng nga ci lu bëri. waaw loolu moom moo gën a defaraat ma nekk mbër ndax boo xoolee tey champion yu ci bëri tey fii nii seen premier combat dañ leen di daan ñu ci ëpp loolu nag motivé ma gën a yokkaat samay entraînement gën a farluwaat gën a jaajuwaat samay mbokk xam nañ ma bu baax. ndax du aleen lañ àndeek man depuis ma pal lañ àndeek man xam nañ li ma capable xam nañ ne su ma daanoo damaa juum waaw. maa ngi koy wax léegi ma ni bu doon ne professeur lañ lay tuddee wala nu mu mënti doon si wàllu làmb pratiquement amul lu la ci jaaxal techniquement ñëpp ni Alioune Seye dina dem sax ba nekk roi des arènes ci sa njëlbeen. lan moo indi tey carrière bu nga xam ne dafa waroon décoller wul ban analyse nga ci def. tey concrètement ba Alioune Seye fi ñoom Modou Lo egg mu waroon fa egg tey eggu fa. waaw bi njëkk bi mooy dama naan namm suñu borom la rek ndax fa laa koy jël rek teg ko fa ndax jaam moom bu doon may boppam kenn du jeexle dara. loolu mooy lu njëkk li waaw loolu moom mooy lu njëkk li. li ci des nag ñu analyser mbiru nit. waaw beneen bi mooy manque de adversaire yi mooy li may wax rek bu dee bëri mën naa ko bu dee supporter macha allah gisuma sax. ma ne ëpp na ma supporter am na si ñoo xam ne tey ñu ngi leen di fay ay millions yu bari maa ngi leen koy yéene nag yàlla na yokku mais am na ñoo xam ne ëpp ñu ma supporter dàq ñu maa bëri dàq ñu maa xeex dàq ñu maa tuus su ma tuusee mu neex
ma war a toog ay 2 années balance boo xoolee sama carrière li ma année balance mot na 6 ans wala 7 ans. boo génnee sama carrière presque dara dootu des. dootu ci des moom laay wax ma ne. loolu nag manque de adversaire yi ak gars yi nga xamante dañoo bëggul yomb koo ci ne Alioune Seye mu ne non c'est-à-dire bëri na lii xam nga rek indi ay lay. te loolu moo dul yoon man ku ma bañul ci làmb waroo maa bañ ndax dama prouvé def li ma war a def yëpp kon nag gars yi dañ ma war di jël may bëre daal ndax man ba ma dalee bëri ba léegi kenn musuma may sens man rek maay xam nga di sacrifier sama bopp sax di toog 2 années balance bañ a toogaat 3e année balance ñu jox ma combat boo xamante ni sax soo ko daanee victoire rek nga ci am te loolu lu bokk lu sooxel ci carrière bi ci la bokk waaw. mais loolu wax nga ko problème mu adversaire la c'est vrai mais aussi est-ce que du problème mu gestion carrière Alioune Seye numéro 2 parce que aussi am na ñu nga xamante ni ñuy gérer seen carrière moom mooy tax tey ñu egg niveau bi ñu egg ni ñuy gérer seen image di ko gérer seen communication. mooy tax xëy na ñu egg niveau bi ñu egg te ñooñu yóbbuluñu dara Alioune Seye. waaw loolu dëgg la mais man wax dëgg yàlla maa ngi ci ay loxo. ñu may toppatoo di xool ci la may dugg ci la may génn ku ci mel ni su lay jéen Lamine bi tey kasi bàyyi góor wax dëgg yàlla ba may mbapat ba léegi seetaan ñu ma benn yoon di ma teg ci axe chaque jour dañ naa ma xam nga lépp loo jotul ci làmb rek xëy na dafa nekkul sa wërsëg ci loolu lañ may gëmloo à chaque fois xam nga ma def li may war a def rek toog sama ruq ndax nag yenn yi gars yi def nii man moom mënuma ko dëgg yàlla dem xam nga rek waaw wax ju yegg dafa ko moom. dëgg la am na yu bëri gars yi de man mënuma ko dem di lay proposer ay billets wala ñu lay xam nga di la maaj loo yooyu moom du ma ko def wax dëgg yàlla damay toog rek ba yàlla dogal ma war a bëre sa wërsëg war a jaare sama loxo ma accepté bu fekkee ne adversaire bu raisonnable la ma bëre bu fekkee ne raisonnable tamit ma toog xaar yàlla. ndax yàlla jeexul quoi. parce que li ngay wax noonu góom la bu nekk ci làmb bu ñu war a faj. parce que mbër daf lay jaral nga waxtaan ak moom. ngeen juboo ci cachet nga fay ko cachet moom la muy def ba mobiliser ay nitam ak yooyu moom xam na ko. mais bu dee da nga ko bëgg presque jox billet pour mu jaay. day mel ni mooy fay boppam. man wax dëgg yàlla boo xoolee sama combat yi ma bëri yëpp mosuma jënd billet dem may ko samay supporters bu dul samay 2 combats yi mujj yi ndax am na si ñoo xamante ni dañ lay yéene. danaa la jëndal naa la bu rek ñetti bolak te loolu c'est normal nga may ko say supporters mais ba ma dalee bëre ba léegi mosuma jënd benn billet di ko jox samay supporters ndax samay supporters ñoom man Alioune Seye lañ bëgg. waaw loolu la yàlla dogal. nga jaral leen lu ne baax voilà ma jaral leen lu boo xoolee la fois passée sama combat bi passé nga xam ne ku toog 2 années balance ñëw jël combat boobu noonu gis stade bi mu demee macha allah géejawaay yëpp génn képp koo xamante ni yaa ngi safoo Alioune Seye de génn loolu rek dafa doy ndam. parce que loolu laay wax léegi ma ne yow maanaam ci biir géejawaay la nga fa représenté moo ma jaaxal. ci at yu néew yi nga am ni tey boo jógee ñëpp jóg loolu lan moo ko may Alioune Seye. waaw sant yàlla rek. waaw sant yàlla rek mooy li may wax rek. mbër mu mag ak mbër mu ndaw ak ñëppay jóg topp ci sa ginnaaw. waaw loolu moom sant yàlla rek père ndax jàmbaar amul ku yàlla dimbali rek moo fi nekk wax dëgg yàlla defuñu loolu lu fi suñu morom deful mais nag jox nañ ñëpp seen wàccuwaay. muy mbër mu ndaw ak mbër mu mag ñëpp lañ jox seen wàccuwaay wax dëgg yàlla xeebaluñu kenn bisam xëy na moo tax mu demee nii mu demee ndax nit ñi tamit kenn moomu leen loo leen lebal rek loolu lañ lay fay. dama seq ñëpp jàmm muy mbër mu mag ak mbër mu ndaw ku ci am open press ma ñëw ku ci am combat ma ñëw su ma mënul ñëw dinaa la woo ak foo mënti nekk nag muy géejawaay gi écurie yëpp ñëpp laa yemale. yow dafa mel ni géejawaay daal voilà moom la géejawaay daal yow moo la ñor amuloo frontière. voilà noonu la te amuloo problème ak benn mbër bu yeewoo géejawaay. ñaan moo ko yàlla te loolu bu yàlla bu mu am ndax ñëpp laa seqal jàmm ñëpp laa seq demante ku ci xewle boo ma yëgalee boo ma ñëwul boo ma yëgulul damay teew ci sa bis. ndax man noonu la ma yàlla mooñee nit ku nekk ak ni la yàlla di mooñee man daal jàmm laa xam. jàmm laay wër te jàmm laa bëgg ci géejawaay. te mbër yi géejawaay daal nga fi bàyyi comme adversaire yi. waaw mbër géejawaay rek laa fi bàyyi comme adversaire. waaw mais lan moo indi sa bëre ak Sa Kajoor numéro 2. waaw xam nga 100% boobu xewul woon. waaw 100% bi après la xewoon ndax bi ñuy bëre ñun Balla Gaye bëri nañ mbapat Elton bëri nañ mbapat am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi géejawaay bëri nañ mbapat mais boobu 100% yi xew nii xewul woon écurie sax dañ doon bëre day gis ñaari écurie yoo xam ne sorante wuñ dañ doon bëre loolu taxoon maa Sa Kajoor ñu bëre maa ngi koy ñaanal moom tamit suñu borom defal ko tawfiix ndax wax dëgg yàlla champion la li ma wokk rek moom moo ko xuri ndax moom tey kenn waruloon tudd mbër di ko bàyyi. dëgg la mais suñu borom moom moo yor ay yoonam di ko tracé noonu la ko bëggee ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiix may ko wér ci
waaw loolu moom lañ koy ñaanal man bi mu feebaree dem naa ba hôpital seeti ko. mu nekk ku nga xamante ni aussi champion la ci biir champion yi ni Alioune Seye mi mel ñu bari bëgg bëre ndax moom Sa Kajoor noonu la mel. am na ñu bëri ñu nga xam ne dañu bëgg bëre ndax Sa Kajoor. am na ñu bëri ñu nga xam ni Sa Kajoor moo leen tette tàggat leen ci wàllu bëre. donc moom tamit ñu koy ñaanal mu delluwaat ci sagoom mais tudd nga léegi ni bëre nga ak Balla Gaye mbapat. lu waral loolu ak naka la demee woon. waaw mooy comme li dellu siwaat ci. te Balla Gaye bi muy bëreeg moom presque ñoo bokk écurie ndax écurie Waalo moom moo jur école de lutte Balla Gaye. ñoo bokkoon même ensemble di entraînement. mais comme demoon nañ benn mbapat bu mag boo xam ne defe naa ñoom Assane Ndiaye ñoo ko tëggoon fii Assane Diouf ñu bëre rek ba war a daje final jamono jooju xam naa bu fa maam ma ne woon wax dëgg yàlla duñ bëre mais seytaane ñëw ñu bëre noonu la demee. ku daanoon. Balla Gaye moom a daanoon. moo la daanoon. alors wax nga ko léegi mu nekk mbir mu nga xam ne dañ ciy dellusiwaat parce que wax naa ni sa carrière boobu gàkk-gàkk rek. moo ci am muy sa dernier combat. nekk combat bu nga xam ni yaa ñàkk jariñu da nga ko préparation bu nga xam ne man dégg naa sax ci ay nit yu dëkk Géejawaay ñu ne gëj nga waajale noonu combat parce que combat la bu la soxaloon bu la ñoroon. mobilisation ba fa amoon également exceptionnel parce que ku drainer monde bu mel noonu. wax dëgg yàlla bëgg nga bëri. te ku la xam la ci dal. xam la ci am maîtrise xam la ci yaru. jour boobu mu demee nu nga xamante ni jaaxal nañu bëri ba nga am ci blessure. ba ñu suspendre la ci au niveau du CNG heureusement suspension bi levé nañu ko. tey lu mel noonu seytaane dugg na ci c'est vrai. mais jour boobu dafa mel ni xàmme wu ñu woon Alioune Seye dañ ko xabtal wala nu mu dem. waaw père dañ ciy sant yàlla bu baax a baax mooy li may wax à chaque fois rek li jaam di bëgg ak li yàlla dogal day wute certes nee nañ seytaane la ñii neñ maa ko tey ñii neñ nangam di nga ci dégg ay versions yu bëri mais du ma xam nga di taay di jéggalu ñi nga xamante ni maa leen njëkkati woon pour ñëw seetaan si ma wax dëgg yàlla metti na ma trop làmb jooj noonu. avec le recul quoi tey nga xam ne parce que man ci show bi dama ne jaru sax ñuy laaj mbër lu bëri. parce que ci show bi lu nekk di nga ko dégg. mais bu dépassé ba nga doog def prise de conscience di nga mën a analyser affaire bi. ba wax ci lu nga xam ne nit dina ko mën a dégg parce que nit bu gaañoo wala xolam tàng. dina waxee nu nga xamante ni sax xëy na voilà du mbaaxul. ñu ciy sant yàlla daal te xam ne noonu la ko suñu borom bëggee wax dëgg yàlla. pare nañ ko comme ni ñu doon pare yeneen combat wala nu ko raw sax wax dëgg yàlla ñëw ba jour mu demee noonu duñ def lu dul sant yàlla rek sant yàlla daal laa ciy def wax dëgg yàlla. metti na trop préparé mais pare woon nga. pare macha allah macha allah. état de forme bi ma la gisee jour boobu moom. macha allah ndax dañoo pare ci côté yëpp ànd ak sunu coach Souleymane wax dëgg yàlla Arona Sall mu ñu teg ay coono ñu koy nangu nag ndax man moom man la ñuy wax mbaamu waalo ndax man entraînement moom wax dëgg yàlla du ma ci bàyyi. loolu moom dégg naa moom écurie ba kenn du fa jiitu kay te yaa fay mujj. ñu daj ay coono yu metti nag ci combat boobu noonu ñëw mu demee noonu dañ ciy sant yàlla daal duñ def lu dul sant yàlla ndax noonu la ko suñu borom bëggee te ñun ay jaam yu xeeboo xeebu lañ noonu rek lañ ko mën a jàppee ndax su doon suñu sago ñun ñu ñëw bëre ndax combat boo jël 4 mois di dem ci diini di dem ci saale di contact suba ngoon dem ba lekk bu baax sax doo ko mën. li metti yëpp jàll na ba nga xam ne arbitre bi siffle rek yow da nga koy yàqamti. mooy comme am ni ma ko waxee rek am na si loo xamante ni jaru sax ñu koy seet fu sori. du man c'est la première fois laa bëri di daan wala ñu may bëri ñu may daan kon làmb la woon rek su ma ñëwoon war a bëri daan yàlla day dogal ma daan su ma waree bëri ñu daan ma tamit noonu la rek la doon demee mais loolu taxul woon làmb ji yàqu xëy na ay sew-sew la yu yoo xamante ni ci làmb lay ñëw rek ñëw mu demee noonu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax comme ñu ngi toog fii di ko nettaliwaat. suspendroon nañu la mu metti woon lool également metti say supporters metti sa waa écurie mais alhamdulilah bi CNG bu bees bi ñëwee dafa dindi lépp lu nga xam ne suspension la bu ñu tegoon ci ndoddu mbër d'abord évolution làmb ji ak ñu bees ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak seen doxalin déjà ban jàngat la ci Alioune Seye am. waaw ñi bees ñi ñëw ñi di leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfiq ak taysiir rek wax dëgg yàlla ñu débuté nii baax na ñu ngi ci yoon bi di leen ñaanal suñu borom gën leen a may xam nga ñu gën a yaatal rek képp koo xamante ni ci làmb la bokk ñu fexee di diisoo ak moom di jokkoo ak moom bañ a xeeb kenn bañ a boddi kenn ni ñu teg fii seen tànk fii baax na wax dëgg yàlla wàññi nañ licence yi geste yi rafet na daal ñu ngi leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq
ñu yeggaleeg seen sago. kon bu yeboo gars yi xam ni Alioune Seye numéro 2 amatul benn maanaam gàllankoor. suspension bi deñ na. bëre lay xalaat. waaw fu mu ne nii moom bëre rek laay xalaat ndax boo xoolee combat yi taxawul ba léegi sax gars yi ñu ngi doon def ay démarches yu ndaw ndawaan mais xam ne ak Covid bi nii am na si yoo xam ne dootuñu jël yenn risques yi pour di joxe seen avance mais yaakaar naa ne bu affaire ibbee kàttanu yàlla dinaa bëre ndax gars yi tamit ku leen di feesal seen stade la ñuy wër. wax dëgg yàlla. tàgguma sama bopp ndax lu defaan kenn du ko jeex voilà. dinañ jël soit ci adversaire yi bu ci kanamee tuuti mais dañuy ñëw rek revisiter tuuti ak carrière ki nga xam ni moom moo di Alioune Seye numéro 2 may leen ñaar ba ñett ba ñeenti combat yu nga xam ni bëree na ko bu ko defee ñu dellu soit waxtaan ak moom également ci combat yi nga xam ni moo ko gën a marqué dañuy ñëw rek ci Alioune Seye numéro 2 ak Ndof. may leen combat boobu dellu soit ci plateau bi parce que ñoom ñaar bëri nañu ñaari yoon Alioune Seye daan ko ñaari yoon. ñoom ñaar ñu ngi ci diggu géew bi Alioune Seye numéro 2 yor ngemb lu am lu bleu ak lu weex Ndof yor ngemb li nga xamante ni ngemb Lagos la am lu xonq ca gannaawam waa Daara ji production Rosso le 6 mai ñoom ñooy tëgg combat diggante. Abdara Lo ak Solo arbitre bi sifflé na. Matar Ndiaye la tudd. Matar Ndiaye jërëjëf arbitre bi sifflé na. nekk Italie. gerte Ndof. combat bi commencé na waaw. féete seen. ndeyjoor ñu ngi joxe wet. Alioune Seye numéro 2. moo féete seen ndeyjoor Ndof féete seen càmmoñ Ndof ngeen jàkkaarloo léegi. Ndof daw na door taxawaat. Ndof. Alioune Seye door na ko benn crochet Ndof riposté Ndof daw na jàpp Alioune Seye Ndof a ngi dugal mi ngi rokkas Alioune Seye fayu na Ndof a ngi rokkas mi ngi dugal uppercut mi ngi door ci faar yi Alioune Seye a ngi jàpp Ndof a ngi jàpp Ndof a ngi door Alioune Seye ak Ndof ku ne yaa ngi jéem a door pour wàññi sa morom. waaw door yu ëpp yi nag dafa lay sonal dañuy dem bas gis nga Ndof a ngi door gis nga dana dem Alioune Seye a ngi fayu ba loxo yi toqi Ndof a ngi door Alioune Seye a ngi jàpp ngemb attention Alioune Seye Alioune Seye Ndof Alioune Seye numéro 2 daan na Ndof Alioune Seye numéro 2 daan na Ndof ñaareelu yoon la dëgër numéro 2 kontaan na ma nga Angleterre Ndof toog na Alioune Seye daanaat na ko. ndeysaan waxoon naa la Alioune Seye waalo bi bu ñu roo turandoom du ne. voilà gis ngeen ko noonu Alioune Seye numéro 2 ak Ndof bëre ngeen 2 fois. deuxième combat bi moom la ñu teg nii ñu seetaan ko léegi d'abord seen premier combat. waaw Ndof bëri nañ trois combats lañ bëre benn bi mbapat lañ njëkk a bëre. deuxième bi ñu bëree ko ci. mbapat kan moo daanoon. maa ko daanoon. yaa ko daanoon mbapat. waaw kon mën nañu wax ni daan nga ko ñetti yoon. waaw presque waaw ñetti yoon presque waaw ok. ñetti yoon waaw bëri nañ première fois xam nga koo jot a laale da ngay xam dëgëreem te xam na ne man du ma cuune wax dëgg yàlla biñ dajee tamit loolu la gën a bàyyi xel yàlla dogal ci ma am ci ndam maa ngi koy nuyu au passage ndax jamono jee ci ginnaaw ñu ngi doon déggante moom mi ngi France maa ngi koy nuyu bu baax a baax troisième combat bi tamit gis nga nu mu demee suñu borom mayal ma ci ndam. voilà mais may la ci ndam mais bëree bi déjà dellu si. waaw bëre bi ci ni ngeen bëree yéen ñaar. waaw suñu bëree moom dafa ñëw indi xeex te wax dëgg yàlla képp ku xam Ikri Waalo mama ba ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex yóbbu ko àjjana kawe ak père Alioune Seye ak père Gora ak képp ko xam ne wàññeeku na woon ci accident boobu rek suñu borom xaaree la àjjana képp koo xamante ni yaa ngi Ikri Waalo muy xale ba mag ay problème mu xeex moom doo ko am ndax mama def na ci ñun lépp jour boobu combat dafa ñëw pour xeex wax dëgg yàlla man ma ñëw pour bëre ñu ñëwee ñu taxaw léewtoo muy dox sama kaw ma mel ni ku ko adal muy ñëw di ñëw ma freiné ko góos rek mu tàkk asaaloo ñëw ma yooru jàpp ko bi ma ko jàppee nag xam ne ne comme bëri nañ ñaar yoon xam ne ne fi ma ko jàpp point la ci man léegi moom muy jéem a dóor moom bi muy ut fu muy dóore man ma ut ko daan
parce que gis nañu mu jéem a dóor lu bëri. ci waaw faar yi voilà. jéem a dugal ay uppercut. waaw dafa bëggoon ma bàyyi pour ñu commencer waat à zéro te fekk na man fa ma téye arrangé na ma léegi moom muy uta dóor ma uta daan. voilà. yow dafa mel ni nag boo xësee am foofu nga ko téye noonu moom boo fa téyee kenn mënatu ci dara de daa mel ni. waaw loolu parce que am na ñi xam Aliou Seye dëgg bu dugalee loxoom foofu dañuy jóg ñibbi xam ne. waaw loolu moom depuis mbapat la ma toppee. mais boo bëggee dëgg père Aliou Seye lépp lay bëre. waaw boo ko songee mu bëre bu la songee bëre soo leen jàppantee ci loxo mu bëre nu leen def rek mu bëre loolu la yàlla dogal. ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. alors ñu ñëw ci beneen combat muy sa diggante ak Adama Diouf nekk mbëru mbapat. nekk yi tamit champion bu nga xamante ni boo yëkkati sa loxo rek egsi na ci sa kaw. waaw boobu tamit ma combat woon ma jël ko mu bëri woon coow tarap wax dëgg yàlla Adama Diouf bi ma koy jël boobu vrai Adama Diouf la ndax boobu Adama Diouf dërëm ci tëli sax da koy for. nañ ko xool digganteem ak Adama Diouf dellusiwaat ci plateau bi waxtaanaat ci combat bi parce que li mu wax noonu dafa am solo moment boobu Adama Diouf ci ñi gën a naqaree bëreel ci làmb ji la parce que Adama bu leen fàtte ni mbapat yëpp daf ko toj nekk champion d'Afrique nekk tamit ku nga xamante ni bu la xësee ba féete suuf mënoo ko teree def lu mu bëgg a def dafa mën a bëre ba fii ñu wax nii ñu naan Adama Diouf sax dafa xaw a màgget bari na ci xale yu nga xam ne bu xësee dugg seeni tànk jeex na. non da lay juumloo bu gaaw parce que Adama dafa xereñ sama champion boobu sama xarit boobu maa ngi koy nuyu ñu indi diggante Adama Diouf ak Aliou Seye numéro 2. Aliou Seye moo leen féete ndeyjoor wala moo leen féete càmmoñ léegi. moo ko nekk ndaw. Adama Diouf gis ngeen ko moom mbapat na lu yàgg. ñoom ñaar seen bëre Malick si mbapat lay sottee. Adama Diouf daw na jël ko. daw na jël ko. mais Aliou Seye bañ na Aliou Seye bañ na ña ngay bëre suuf Adama sànni na ko. oho Aliou Seye numéro 2 samp na bopp bi jaaw na Aliou Seye numéro 2 bu waalo daan na Adama Diouf daan na fëgg la. kon nuuju waa ji dafa waroon a song si jël tànk bi tag na léegi il faut mu nuuju ko arrière pour. voilà gis ngeen combat bi noonu sàccoon na la bu yàgg nag. waaw sàccoon na la bu yàgg. waaw parce que moment bi ngay xalaat ak yooyu rek egsi na ci sa yeel yi. waaw comme combat boobu noonu su ma daanoon ci action boobu rek après dootuma jar dara. ndax ñëpp képp koo dajal léegi même liiri sax dina la Adama Diouf si sa tànk yi la jëm. mais nag comme yow man moom yàlla dogal na macha allah man moom lépp laay bëre ma xajal ko rek pour mu ñëw ndax bi mu ñëw sax sori na ma yegg na ma fu sori. sori na de mais sant yàlla daal sant yàlla ba nga xamante ni li ñu def mën nañ ko macha allah mu song ñu ba yegg ñu jàpp ko rek yaa ma gën a xam waaw di ci sant yàlla baax nag. di ko nuyu au passage wax dëgg yàlla. Adama ndaanaan la. non macha allah ndaanaan la Adama Diouf ndaanaan la te jamono jooju dafa tàngoon jër. tàngoon jër et puis wax nga ko ñu bëri nee nañ la ci yel yi nga jëm. te non pourtant tere woo ko jëm ci leer yi te wóor na ma ni entraîné nga song boobu mu la song entraîné nga ko dem si yàlla bàyyi bàlla boo xoolee lamb jooju mu ngi koy rapporté. mu ngi naan awa Aline looy def nii. waaw ci biir kii boo koy da nga koy dégg. xam nga moo nekkoon sama consultant Père Balla yàlla na yàlla yërëm man ak moom ñoo nekk doon RTS. sunu papa jooju wax dëgg yàlla def na ci ñun lépp. ñun ci xam nga ci keppaaru lañ jàngee lépp. wax dëgg yàlla bi mu ñuy jàngal dóor sax boobu góos bu baax mënuñu ko mu doon jël ay dàll nii ndeysaan di ñu kii ñu ngi koy ñaanal suñu borom. xare ko àjjana yi kawe ci barke yàlla ak yàlla xare àjjana parce que maa ko njëkk a def consultant boo gisee gars yi di jël consultant ancien lutteur moom man ak moom ñoo ko njëkk a def à la RTS ma jël ko def ko suma consultant nga war a bëre muy ñuy reporter man ak moom moo tax bu ngeen déggee léegi ci reportage bi ngi naan Aliou lay def ni parce que boobu nekkatul reporter bi mais boobu ndeysaan mi ngi far te xam naa ne am na lu mu la entraîné am na lu mu la wax te terewul Adama Diouf ñëw ci sa yéen wallaay waaw sant yàlla rek noonu daal la mënoon demee Adama Diouf moom wax dëgg yàlla ñu koy ñaan suñu borom defal ko tawfeex ndax combat boobu amoon na pression daal ndax koo wax rek mu ne Adama Diouf sa tànk yi la jëm da ngay dem ba ci bay dugg ci biir géegu sax ñu ne la Adama Diouf sa tànk yi la jëm nga ñëw mu dugg sa tànk yi su la daanoon day garaaw suñu borom defal ñu ci ndaw dañ ciy sant yàlla bëri nga ak Fëgala bu Lansar également ci Fëgala mën nañuy wax Fëgala nag waaw Fëgala mu tàng nag mën a xeex lool loxo bi xor waaw Fëgala tamit bëri nañ moom tamit xëy na gars yi ñoom dañu wax umpale waaye nag yoon jeexul dinañ xam kan mooy Aliou Seye xëy na ñoom dañuy gis ne Aliou Seye dafa mën a bëre rek kon il faut nga xeex ak moom pour mën ko kii
te yàlla xam na ne billahi wallahi ñii di wax ni ñu dañoo mën a xeex yëpp suñu géewaloon dinañ wari waaw ndax xam naa ne bu dee xeex bi dàquñu ma ko c'est que dafay am fooy toll daan bi da lay gën a ñor ko xeex bi ndax xeex boo xoolee bëriwul njëriñ ci làmb ibi buntu la rek ndax boo xoolee mën ngaa dóor nit ki ba mu boo xoolee sama combat ak kii Fall Yaraax sama combat ak Fall Yaraax sama combat ak kii Boy Bawal boo xoolee dafa am yëpp maa ko def maa dóor yi metti mais kan lañ mujju daan kon da ngay xam ne xeex bu bëriwul njëriñ ibi buntu la rek te man wax dëgg yàlla daana ma yitteel samay supporter dañ maa yónni yàkkam sa combat Fall Yaraax metti woon na lool xeex bi metti woon na ba nga dóor ko ba bëñam dugg sa loxo waaw loolu combat boobu noonu combat boo koy expliqué nii sax sama yaram lay daw ndax parce que pour bañ yi comme mbàccum gerte ku ne fu ne la jógee waaw loolu tax nag ànd ak mbër mu mag tamit baax boo xoolee Fall Yaraax maa ko njëkk a yóbbu ardo moo ko yóbbee ardo mi ngi ànd ak defe naa Père Kati defe naa la àndal Père Kati la waaw am na benn ancien mbër mu ngi naan ko soo ñëwaatee song ko léegi dama yaakaar ne lépp dafa may song si ma calculer song bi léegi bi ma koy dóor rek mu daje ak man làmb ju metti ba léegi nii sama yaram da ciy metti ci combat boobu noonu ñu ci sant yàlla bu baax. donc combat boobu mel na ni moo gën a metti sa combat yëpp sama combat moom gënul metti combat boobu. sama combat Fall Yaraax su ma koy wax nii sax sama fit bi day dem ndax combat bu metti ku nekk mel ni ku ñu diw meer keroog gémmiñ yi naaj kurpa yi dal kuy fu ne la jógee te amul mujjul am jël defe naa par arrêt médical moom loxom moo kii loxom moo dammoon waaw loxom moo dammoon jox ma victoire ñu jox la victoire kon mooy li ma bëggoon firndeel rek mooy xeex bi muy wax ni Mama def na ko ci ñoom ak fit bi mu am ak ku koy woo ci xeex aussi vraiment woo nga naar ci guuxum soow parce que mën na xeex mais ñu bëri dañuy jiital technique gu Alioune Seye 2 ba ne bëre la gën a mën ko xeex ba tax na bari na ci ñu nga xam ne xeex ak yow jëlee nañ ci ay problème parce que aussi bu ñuy xool yaag waa Yarax moom dafa mus a metti même Moussa Ndoye mi nga xam ne moo la daan seen combat boobu tamit metti na yàgg na la te guddee waaw te guddee combat bi kay seetaan kay sax dañoo découragé te gis nga li ci yàlla dogal sant yàlla rek waaw sant yàlla rek alors Ahmed Deme aussi bëre ngeen daan nga ko moom tamit muy champion bu mag waaw Ahmed Deme tamit bi ma bëri moom tamit moom ko Ahmed Deme la woon boobu noonu vrai Ahmed Deme bi moo ñëwoon wax dëgg yàlla su ma ko waxee noonu sax xam nga gars yi mën nañu yaakaar dama ko sous-estimé mais fekk demewul noonu jamono ji may bëri Ahmed Deme boobu la waaw ci digg dooleem la nekk boobu mu ngi daan super jamono jël bu rëy gars yi naa Ahmed Deme bi ma koy jël sax am na si ñoo xam ne nee ma bu ko jël ndax booy bi naa ma jël sama kii sama responsabilité jël ko wax dëgg yàlla gis nga combat bi ni mu demee moom tamit mu ñëw indi xeex moo ñëw tamit uta daan rek comme d'habitude waaw. gars yi daal dafa mel ni xeex daal lañuy gën a jiital bu ñuy bëre ak yow loolu la ñuy gëmloo Alioune Seye balaa nga ko daal il faut nga dóor ko il faut nga xeex ak moom. déstabiliser ko te fekk na loolu amul sax. ndax xeex boobu ñu may woo su ma leen ci wuyoo tamit day metti rek mais loolu yitteelu ma daan bi moom yitteel te waaw. sa diggante ak Yanda boobu mooy sa dernière victoire. waaw boobu tamit gis nga boobu tamit moom tamit Yanda noonu la ñëwee gars yi daal. ñoom daal Alioune Seye benn kii lañ ko jàppee benn tapet boo xam ne boo nee xaas ku mu xool fu muy. xam nga da nga nekk nice booy kanam gi lawet ak yooyu. yàlla mooy xool nit ku nekk mu mooñaa lekk mais boo xoolee lewetaay gi ak xama ba nga yaakaar ne Alioune Seye moom boo nee xuux mu xool fu muy jaar non ñu ngi nax seen bopp voilà nañ ñëw xama rek waaw ñu foo daal. ñu fo waaw loolu aussi dafa jaadu que gars yi ñëw ngeen fo ngeen bëri parce que lamb ji aussi bu ñu xoolee lu ko gën a tardel mooy moytoonte bi bëri na quoi calcul yi bëri na te comme li nga wax léegi yow wax dëgg yàlla mbër mu la jëlul dañuy wax ne xëy na kay dafa am lu muy ragal ak lu mel noonu mais amatul looy prouver quoi. billaahi def naa lépp lu ma war a def mooy li may wax rek su ma ñëwee bëri day neex su ma ñëwee tuus day neex damay diwi stade ba mu fees kon gars yi ñoo ñu war a jël ñu bëri mooy li may wax à chaque fois man musuñu maa may sens bi ma dalee bëree grand combat ba léegi man rek maay maye sens am na si ñoo xam ne fekkoon ne war a ñàkk bëreek ñoom rek kon àdduna làmb sax duñu boole ndax jotaguñu woon ci man pour bëreek man mais day toll foo xamante ni il faut toogaay bi day yàgg te yow làmb rek nga yaakaar boo toogee benn temps bi 3 ans 2 ans ku ko toog te yaakaar ci benn affaire
soo bëriwul 6 année blanche quand même. boo ko dindee ci carrière mbër. ëpp na sax 6 année blanche sax. waaw xam nga loolu dafa metti mais gars yi nañ ñëw ñu bëre quoi ñu ñoo mën a mayante xaalis ndax tamit ku jëlu Alioune Seye tamit da ngay jël keneen waaw nañu gars yi jël daal. alors sa diggante ak ki nga xam ni mooy ñàkk est-ce que jotul ñu leeral ko aussi parce que combat boobu comme mujjul egg ñu rewind ko est-ce que aussi du baax. waaw combat boobu pour ma jëlaat ko xanaa ma ñàkkaat pexe comme ni ma ñàkkawaatoon pexe mais fekk moom te gëw ma ne sax dinaa ñàkk pexe ndax am na samay adversaires yoo xamante ni ñoom laa war a bëreel ñoo ngi fi te amaguñu combat waaw ndax combat boobu ma koy jël moo wax dëgg yàlla ñàkk pexe dëgg moo ma ko taxoon a jël. ndax boo déggee nit di nga wax ne combat dama ko jël sax xaalis moo tax ma jël ko mais xaalis boobu combat boobu du xaalis moo tax ma jël ko du war a bëre ak moom moo tax ma jël ko mais. problème adversaire voilà problème adversaire toog 2 années balance xam nga su lay jee nekk sama kii xam nga xamanteeg Père Khadim xam nga rek ñu ràbbante ko ba mu affaire yi taxaw moo tax mu demee noonu mais daal wax dëgg yàlla sama adversaire yi ma war a bëre ñu ngi fi amaguñu combat nañ ñëw ñu bëre. jëlal ndënd mi. jëlal ndënd mi nga samp. ndënd bi nii laa koy def. waaw. na ko nii ci digg géew gi. bees loxo yi. ah dóor gauche droite ne leen nii. ayca ne leen nii petit. petit. ba grand ku ñëw amul ponkal amul ku ndaw na ñëpp ñëw. ñëpp xaj nañ ci. looloo de alors am na promoteur yu commencé ñëw déjà di la démarcher ak yan adversaire lañ lay proposer parce que wax nga ni amoo problème mu adversaire mais jot na aussi na nga commencé gérer ce plan de carrière. non wallaay amoo problème xam nga boo gisee loolu. mooy ñi war a bëri man ñoo dul bëri ak man. mais tey bu fekkoon ne ñi war a bëri ak man bëri nañu ak man yàlla xam ne kon weesu naa fi ndax tey Alioune Seye combat bi nga xamante ni tey dañ naan combat bi tey lañ koy rey rek combat boobu yàlla da ko ciy defal ndam te man genre combat yi sax man laay gën di bëgg laay gën di sawar kon gars yi dafa jot ñu bëri suñu biir promoteur yi ñu may démarché depuis boobu ba léegi wax dëgg yàlla Fallou Ndiaye woo na ma fi kii woo na ma fi Sam woo na ma fi. yan adversaire lañ lay proposer. non Fallou Ndiaye moom benn gala la doon wax mais par la suite après xaw ma gala yi dafa yàqu xaw ma affaire noonu mais daal maa ngi toog per di xaar. alors xaar mooy yan adversaire parce que boo sampee bees ni ponkal ba kii ku ñëw baax na alors là mais am nga ay adversaire potentiel parce que wax naa ne am na ñoo démarré ndool am na ñu nga xamante ni tey peut-être amel nañ la revanche am na ñoo amel revanche am na ñoo bëree logu waaw Yékini Junior moo ngi fi amul combat boobu ba léegi soo waxee ñu ne non c'est-à-dire fii la xar yi jaar Malick Niang amul combat Forza mi nga xamante ni moom tamit amul combat na ñëw ñu bëre waaw xam nga kuy laaj ñooñu bëggoo lu yomb. dëgg yàlla ñooñu nañ ñëw ñu bëre te dafa. Jordan ñooñu ñëpp xaj nañ ci même Moussa ma référence ak Moussa Ndoye pourquoi pas. loolu combat bu neex la. neex na de parce que seen combat bu metti woon na te yàgg de sama loxo maa leen koy tàllal di leen wax ne Alioune Seye ngi nii ndongolu xeebu la maa ngi seen ginnaaw nañ ma tëgg ma bëre yàlla defal ma ndam waaw. en tout cas ñi nga fi tudd ñëpp ay adversaire potentiel lañu nu mu tuddati Bébé Saloum tamit amul combat. te bëgg na combat moom moo gën a bëgg a bëre ñëpp. waaw Bébé Saloum combat la mais dafa am loo xamante ni dafa ñoo boole ma ak moom. wax dëgg yàlla Bébé Saloum moom sama mbokku taalibe la sama xarit la sama lépp la dañuy diisoo ci lu bare. ndax bu may wax rek du war a bëri Bébé Saloum rek moo tax ma toog fii di wax naka su dul noonu Bébé Saloum moom ci kàttanu yàlla moom bëri moom góob moom mu amati suñu diggante ndax dafa am benn relation yoo xamante ni ñu ngi ko seq loo xamante ni gisuma ne bëri war na ko mën a yàq waaw. te lépp ak taalibe moo ko lal. waaw lépp ak taalibe moo ko lal ndax koo ne xamoon nu mu lay def rek ni mu la def moo tax. dëgg la alors Issa Pouye tamit jaar na fi bëgg a bëre lool moom tamit. waaw Issa Pouye adversaire la ba tey bu ñëwee tamit baax na man daal père maa ngi fii képp koo xamante ni làmb boole na ma mu raisonnable yàlla xam ne du yendoo ci man boo xëyee boo ko démarché balaa ñoo yendu combat bi taxaw. alors Guédiawaye 100% Guédiawaye bi actuellement nii naka ngeen koy dundee est-ce que ni mu meloon au départ ñëpp bokk ndey bokk baay suudente di jàppalante ndax loolu yéen a ngi koy sentir ba léegi. waaw 100% bi waaw ñu ngi ci def ay jéego yu am solo wax dëgg yàlla di ci nuyu président ambulance ak ñoom les deux gars yi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax wax ne dëgg yàlla boobu ba léegi taayewuñu ñu ngi ci ay démarches ba démb rek xam nga maa ngi nuyu Moussa Fall Sa Thiès au passage wax dëgg yàlla
dem nañ mu jënd. Moussa sama mbokk ngaay bi maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. waaw moo Njaay tamit dem nañ mu xam nga mu jël carte membre ak ñeneen képp koo xamante ni yaa ngi sentir sa bopp ci géejawaay rek xam nga dem nañ demaat ñëw sol suñuy daal dem ba ci yow wax la solo 100% bi te wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi ciy def seen lu ñu mën ak seen lu ñu mënul wax dëgg yàlla pour lépp rek géejawaay bi nekk benn ak suñu rakk yi nga xamante ni ñoo ngi ñëw te teeguñ ci dara ci lu leer ñu leen ci mën a dimbali. social daal moo tax a jóg 100%. social et puis tàppe xol yi quoi ñi nga xam ne am nañu ay réero ak seen ay jafe-jafe seen diggante est-ce que loolu tamit yéen a ngi ciy dox. waaw ñu ngi ciy dox wax dëgg yàlla mooy li may wax rek 100% yi moom ci côté yëpp lay yëngu ñu ngi ciy dox ñëpp nekk nañ ci jàmm instant bii nii wax dëgg yàlla ñëpp nekk nañ ci jàmm mooy coow yi sew-sewaa ñi nga doon dégg yëpp léegi lépp naa 100%. lépp rek la ngeen ko ba mu ànd nañu président ambulance xam nga dox nañ lépp gérer nañ ko waaw di nuyu tamit. borom restaurant la baguette d'or waaw ñu ngi koy ziar te suñu conférence de presse wax dëgg yàlla fa lañ ko defee mu ñëw ñu ibbil ñu lépp yaatal ñu lépp xam nga yembal ñu lépp daal ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ko tawfeex ndax moom géejawaay la dëkk te géejawaay lay kii quoi. lay supporter. alors cette écurie am na ñu fa am combat dañuy njëkkee d'abord ci Lac de Guiers numéro 2 mu am Boy Niang. moo kii Eumeu Sène je veux dire. waaw Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène. waaw sama frère boobu. maa ngi koy ñaanal combat boobu am ngeen client. waaw am nañ client mais dañ ci sant yàlla loolu lañ doon ñaan. wax dëgg yàlla Lac de Guiers moom moo bëgg combat boobu noonu ñu ko ci ñaanal suñu borom defal ko ci ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla ñooy ànd matin soir di liggéeyandoo combat bi wax dëgg yàlla koo xool xam ne combat bi bëgg na ko te am na fu mu ko teg ñu koy ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo mën a mottali tey yeggali yàlla ko suñu borom defal ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. moo ëmma xamante nañu laalante waat war a laalante waat. waaw loolu tax mu war a neex nag comme njëkk nañu laalante yeggul woon mu njëkk ñu laalante waat dégg nga nee na boobu boobu maturé woon pour xama ci yenn bagage yi ëmma nax ko daan ko mais cette fois-ci moom léegi màgg na quoi waaw màgg na. qualité yi Eumeu Sène am da nga koy gis ci mbër mu mel ni yow Alioune Seye numéro 2 tey booy kii entraîné ak Lac de Guiers c'est sûr que yéen a ngi travailler ci qualité yi nga xam ne moom ki ngeen di dajal moom la am. waaw ñu ngi liggéey ci côté yëpp lépp loo xamante ni daal suñ ko travailler yàlla dinañ ci defal ndam wax dëgg yàlla ñu ngi ci quoi suba ngoon guddeeg bëccëg Eumeu Sène moom wax dëgg yàlla lu waay waxati xam nga bu gisee góor gi aussi na ci lii Eumeu Sène moom ndaanaanu làmb la wax dëgg yàlla kenn du wax ndaanaan ci làmb génne ci Eumeu Sène champion la maa ngi koy nuyu au passage mais Lac de Guiers 2 yàlla na ko yàlla defal ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. beneen bi ci des sa doomu ndey Balla Gaye numéro 2 moom tamit am na client bu nga xam ne ñëpp nee nañu xamuñu fu mu koy yàqale le lion de Guédiawaye l'enfant de Malifara le fils de Double Less. waaw l'homme du 22 avril 2012 digganteem ak Yékini ba léegi coow li moo fi des. alors mu am Bombardier daanoon na ko ñëpp nee nañu Balla Gaye ma Bombardier daanoon ak Balla Gaye bi ñu xam dëgg-dëgg bokkul mais bi yoon bomb nee na ko bul feebar bul def dara na nga ñëw ñu ñafee bu baax a baax. waaw macha allah waaw Balla Gaye 2 moom dañ koy ñaanal suñu borom defal ko ndam rek ci barke Seydina Mohamed sama borom daal moo yor ndam te koy joxe yàlla na ko jox Balla Gaye 2 yàlla may ko ndam lu sedd. loolu sa ñaan la mais ci wàllu analyse combat tey. waaw combat bu neex la wax dëgg yàlla Balla Gaye moom kenn dootu ko xama kenn dootu ko présenté ci làmb Bombardier tamit naka noonu wax dëgg yàlla suñu jantal gannaaw moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax borom xolu jamaa boobu. moom du yàq làmb. dëgg yàlla moom. yàq làmb zéro faute daal avance bu ñëpp meloon ni moom. ñëppay bëre seen biir. waaw mais daal làmb ju neex la soo bëggee dégg dëgg. mais ñu ngi ci ginnaaw Balla Gaye di ko ñaan suñu borom defal ko ndam. Balla yokk bu baax. non Balla instant mi ngi ci liggéey yu metti. dégg naa forme bi mu nekk moom maa ngi koy dégg nag. macha allah mi ngi ci liggéey yu méttee ndax xam na combat bi lu mu ko jaral ak xam na bu génnee ci combat fi mu koy yóbbu. guy gi également pertoon na ko moom la bëgg a jëlaat. guy gi it am na combat moom digganteem ak rëg-rëg mu mel ni que daal ténoru Géejawaay ñoom ñëpp ñi ngi am combat mais rëg-rëg aussi macha allah wax dëgg yàlla combat yi am Géejawaay yëpp ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan képp ku ci xam ne am nga combat yàlla defal la ndam guy gi rëg-rëg tamit combat la gis nga coow li commencé woon na bëri ci début ba dina ko jël ak du ko jël ba yàlla dogal mu jël ko ñu ngi ko ci ñaanal suñu borom li tax mu jël ko yàlla defal ko ci ndam lu sedd guy combat la moom wax dëgg yàlla combat la comme yeneen combat yi rek guy gi moom combat bu mu jël rek combat la waaw combat bu mu jël rek combat la. biir waalo ñan ñoo fa am combat ci jamono ji. waaw biir waalo Papa Boy Djiné am na combat
sama fils Macha waaw. sama fils papa Boy Djiné papa géej naa la dégg ndéygéey géej naa la dégg. waaw di nuyu bañ leen ma woo rek di nuyu waale sama chéri boobu ndéygéey. waaw di borom baax la sama papa Boy Djiné am na combat Macha Pereira am na combat Baye Mandiaye numéro 2 Assane Thiass am na combat ñi fa am combat daal bëri nañ bu ma limee damay jum. waaw ñooñu mais yow daal yaa ci des fi mu nekk nii. waaw man moom maa ci des te maa ngi ñaan yàlla bu ma jigee fii nii rek gars yi woo ma ci kàttanu yàlla jox ma avance. Aliou Seye si sa wàllu préparation mosuma dégg ñu ne Aliou Seye dem na bitim réew préparé ji sa combat bi dafa mel ni fii nga koy waajal. waaw sama combat yëpp fii laa koy waajee wax dëgg yàlla génnaguma benn yoon ne maa ngi dem à l'extérieur ou extérieur pour dem préparer ji mais sama combat yëpp fii laa koy préparé te li ma lépp lu ma soxla nag maa ngi koy am fii quoi waaw. mais nag boo demoon gën a yokk xam-xam tamit du ko yàq. parce que boo gisee ay Balla Gaye bu ñu demee ba ñëw ay Gouye Gui bu ñu demee ba ñëw. ak morphologiquement ni ñuy changé nga xam ne technique d'entraînement yi xaw na wuute tuuti am na loo war a yokk pour mën a ñi nga war a jàmmaarloo dëgg nga jàmmaarloo ak ñoom jàppale bi moo fi nekkul wala lan la. waaw benn côté jàppale bi xaw na des mais ñu ngi sant yàlla rek ndax ku la jàppale wu nga jàppale sa bopp ndax jàppale sa bopp mooy tax keneen gis la naw la ñëw pour la jàppale la. mais daal ñu ngi ci lu ñu war a nekk wax dëgg yàlla boobu léegi ñuy préparé combat di ci sant yàlla bu baax heure bu jekkee jaaruñu génn rek dañ ci dox ay démarches génn dem préparé ji ñëwaat. kilifa yi nekk biir Géejawaay ñi nga xam ne tey yàlla dénk na leen teraanga. gis nañu ñu ci mel ni ñoom Aziz maa ngi koy nuyu au passage ni ñu jàppalee Balla Gaye waa kër góor gi Alé Ndiaye ñoom Masata et tout gis nañu ñi nga xam ne noonu la ñuy impliqué woo ci combat ñenn ñi ba ci Masata sax barki démb moom moo indi ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers donc jàppale boobu tey Aliou Seye mi nga xam ne tey ku nekk xam na li muy daj ci géejawaay ak li mu représenté ci géejawaay est-ce que jàppale boobu tamit dëgg yaa ngi koy am. waaw Aziz ak Masata dama leen di ziar ak Baye bu baax a baax di leen nuyu famille Baye Alé bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm sutura tawfeex wax dëgg yàlla ñoom géejawaay moo leen ñor képp koo xamante ni am na combat géejawaay rek dinañ la taxaw dinañ la jàppale xëy na kay jàppale ñoo dul yem ndax ku nekk ak ku nekk relation bi nga séq ak moom mais ñoom daal géejawaay moo leen ñor ñu ngi jàppale mbëru géejawaay yëpp di leen ñaanal lépp loo xam ne mën nañ ko ren rek ñu mën lu ëpp lu ko ëpp déwén. monsieur le maire Alioune Sall nga xam ne moom tamit wax dëgg yàlla sportif yi daf leen war di jàppale. dinay jàppale gaa ñi certes mais taxawaayam ci biir géejawaay rawatina ci sportif yi. waaw monsieur le maire moom tamit dañ koy nuyu rek wax dëgg yàlla mi ngi taxaw waa géejawaay daal mi ngi taxaw waa géejawaay waaw mi ngi taxaw waa géejawaay bu baax. mais Aliou Seye dafa mel ni monsieur le maire jàppaleegu la. non si am na sama combat boo xam ne. wax dëgg yàlla jàppale na ma wax dëgg yàlla. dem naa fa mu ndeysaan dem si yàlla daaw de sekk maa ngi koy ñaanal moom tamit suñu borom xaaree ko àjjana yi kawe moom fa yóbbu wax dëgg yàlla. mu jël enveloppe bu am doole jox ma ko wax dëgg yàlla. ku baax ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm. ñu koy ñaanal suñu borom defal ko taw. Ahmed Aïdara 100% géejawaay laa bokk moom tamit. waaw léegi mu jàppale gaañ. Ahmed Aïdara kooku si ñun la bokk. kooku bu demoo ba làmb jeex wala politique jeex wala lépp jeex ñu ne moom ñooy des géejawaay moom tamit maa ngi koy nuyu au passage wax dëgg yàlla moom ci 100% bi la bokk moom ci 100% géejawaay la bokk ndax moom géejawaay doo nga ko ñor. dëgg la géejawaay 100% géejawaay bi moom bawul kenn képp koo xam ne géejawaay moo la ñor tax laa jóg yaa ngi ci biir 100% bi. El Hadj Malick Gakou gis nañu implication bi mu amoon ci ay jamono mais dafa dem ba ci biir mu mel ni que ni mu doon jàppale gars yi xëy na xaw na wàññeeku tuuti donte ambulance moom mooy seen président. waaw affaire bi instant bi ralentir na bu baax a baax a baax a baax par rapport ak bi muy doog a débuté affaire yi ni mu amoon ampleur xam nga jàppale bi xam nga dafa doxoon. dafa war a dellu si nag waaw dafa war a dellu si waat ndax moom xam nga doomu géejawaay la te géejawaay rek ko ñor kon lépp loo xamante ni doomu géejawaay mu ngi ci di yëngu. war na cee gis boppam quoi moom waaw wax dëgg yàlla am na samay combat yoo xam ne moom tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax Père Diaw moom tamit maa ngi koy nuyu au passage. ñu ngi koy nuyu waaw moom moo doon def démarche yooyu tamit xam nga ba combat bu ñu am rek mu ciy jàpp. waaw mais am na ñu nga xam ni saa yu Aliou Seye gestoo gis leen. waaw loolu moom yàlla dogal na ko ci am si ñoo xamante ni wax dëgg yàlla mooy li may wax rek bu làmb jeexoon maa ak ñoom ñooy des ku ci mel ni Souley Diène sama frère sama cheikh xam nga Lamine Biteye Kassi ñooñu maa ngi ñoom bi may dem mbapat doo xam ne du ma am paas sax ñoom ñooy yëkkati seen xaalis di ma jox. te ba léegi yaa ngi ak ñoom ba léegi ñoom ñooy ànd sama lépp ñoom la tey soo ma woon nii soxla combat kenn ci ñoom ngay jot ñoom ñooy wax lépp après waxtaan ak ménagère bi xam nga pour ñu régler lépp rek ñoom daal ñoom ñooy dox lépp
Galaay Yaxya sama rakk Jibi Séeréer wax dëgg yàlla ñooñu daal ba ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu Mamadou Matar Cissé sama ministre sama patron wax dëgg yàlla moom tamit maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ñoom Zal Dieng ñoom Fouta Kosom xam nga ñoom monsieur le maire Beydi Ba ñoom Dieye Sène xam nga Moussa Fall sama jumeau maa ngi lay nuyu ak monsieur le maire Beydi Ba monsieur le maire Beydi Ba wax dëgg yàlla ñooñu dañuy sonni samay combat surtout Fouta Kosom dama koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiq bu baax a baax a baax Fouta borom Seras waaw borom Seras waaw borom nag yeeg kii gëlëm ñu ngi koy nuyu moom tamit day sonn sama combat wax dëgg yàlla li ñuy regroupement si jour combat bi yëpp ndawal li yëpp moom moo koy indi boole ceeg nag xam nga di taal otoom di ma yóbbu fu ne maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiq bu baax a baax a baax a baax a baax Alioune Seye li nga war a am ci maanaam koom-koom ci làmb amaguloo ko ba léegi waaw li ma war a am koom-koom ci làmb amaguma ko mais nag am naa nit ñi quoi te boo amee nit ñi rek jafa mel ni jeexaloo dara wax dëgg yàlla boo xoolee su ma toogee 2 années balance soo ma gisee damay belli damay sant yàlla ndax ñu ay Baay Faal lañ. loolu laa la naroon laaj léegi. nan ngay gérer période yu metti yooyu da nga am liggéey bu nga xam da nga koy def parallèlement wala da nga am ay góor yàlla yu nga xam ne. waaw am samay nit yu baax rek am samay nit yu baax wax dëgg yàlla bëgguñu ma sonn ci dara duñ ma xama duñ ma xaar may jàmbat dara daal ndax ñoom xam nañ li nekk ci man. xam nañ ni kii ñuy def ci moom amaana tey bu affaire yi neexoon tey ñoom man du ma leen fàtte te loolu lu ñu séq la ma ak ñoom wax dëgg yàlla moo tax nam ma lu bëri sama mag alam daa tamit xam nga di ci jàpp sama mag Kiné Sarr sama yaay Nabou Sarr tamit xam nga ñëpp rek di ci jàpp bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mar di ma taxaw subaak ngoon guddeeg bëccëg suñu taaw kër joo bele waaw moom tamit da ciy jàpp baax a baax a baax a baax a baax gars yi daal ñoo bëgg seen bopp. di ma jàppale suba ngoon guddeeg bëccëg su ma amee combat su ma amul combat voilà. mais jot na nag carrière bi décoller définitivement parce que voilà li ñu passé man dama bëgg nga tourner page boobu ñu gis Alioune Seye bu bees yéeg ci niveau bi nga xam ne moom mooy place am dëgg parce que fi nga nekk du sa place mérité woon nekk foofu. ci làmb vraiment père nag mais nag lu jot rek yomb mais ñu ngi ci tànk yi li tax ñu war a dem ci kanam chaque jour ñu ngi ci. mais mooy li may wax waxtaan ngeen ci analyser ko xool lan ngeen war a changer. chaque jour duñ ci jóg. chaque jour duñ ci jóg ndax maa ngi ñoom ñooy nekk ensemble chaque jour rek ñuy xool carrière bi li ko war a tax a jëm kanam mais li ngay bëgg ak li yàlla dogal day ute mais ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xamante ni moo mën a yokk tey jàppale suñu borom yokk ñu jàppale ñu rek wax dëgg yàlla ndax lépp loo xam ne nag am nañ ko ci làmb dañ ko war a am ci làmb ndax tarbiyu nañ ko mooy li may wax rek làmb moo xama moo kale sama lépp activité bu ma doon def làmb moo ko kale ndax fi ma ko tegoon mooy gëm-gëm bi ma ci amoon ak bëgg-bëgg bi ma ko ci amoon ak yaakaar ne tey sama morom munu ma cee féete kaw moo taxoon ma sacrifier sama lépp loo xamante nit làmb da koy tere doo ma ci sax seen ba ma koy def parce que Seydina Mohamed lépp loo xam ne làmb da koo yittewoo da koo soxla dama ci dem ba mu jeex du ma lekk du ma naan dem entraînement damay entraînement bay gàll xam nga loolu lépp ku ko daj ci làmb nag làmb war na la delloo njukkal tey jën jeexul géej moo yaa fa yeggagoon rek waaw bu jotee rek yomb ci kàttanu yàlla. géej googu nga tudd ci jamono yi gis nañu vraiment xale yi song ko ak doole mbirum émigration clandestine ñii di wax Barça wala Barsaq ki nga xam ni moom laa fi mujjee woon dalal muy jamteeri mi ngi may wax ni pratiquement écurie xale yi mbër yi mu doon àndal ñu ci bari des nañu ci géej gi. assurance bu Mbour nee na ma tànk desatul écurie parce que ñu bari dem nañu ñii dem nañu rëcc ñenn ñi des nañu ci géej gi tey est-ce que jotul ñu gën a xoolaat suñu toogaay ñun ndaw ñi ba risque yi nga xam ne moom la ñuy jël bay tayle suñu bakkan ñu bañ ko def. waaw père jot nañu toogoo ñu xoolaat suñu taxawaay bu baax a baax xanaa di jaale ñi nga xamante ni ñoom la seen bakkan des ci géej gi suñu borom xaarale àjjana yi kawee ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla nekk na lu tiis lu metti ndaw boo xam ne dafa jóge këram wax dëgg yàlla yaakaarul dara pour loo xamante ni xam nga da koy sutuloo wala bu tekkee dimbali ay waajuram dimbali ay fameem dee taxu ko woon jóg mais xëy na yàlla moom mooy dogale noonu ay mbiram moo ne diw fii la war a jaar fii la war a jaar fii la war a jaar diw day dee ci géej gi am na si ñoo xamante ni ci géej la ñuy xëy di ci gontu seen xale yëpp ci géej lañ ko def mais mënoo wax a wax ba ñu jaar ci géej gi mais am na si ñoo xamante ni boo leen sóoboon tey ci paanu ndox ñu diig mais yàlla moo leen di xëy ñu dugg ci géej gi mais di leen wax ne rek ñu delloo si waat xel yi te xam ne dara jarta yàkkamti àdduna bi jeexul boo xaar sa wërsëg fekk la fa. métti na lool. waaw métti na trop métti na mais nag yàlla mooy dogalee noonu ay mbiram daal.
waaw ñooñ ndax ñooñ dem noonu demuñu woon pour dee dañoo demoon rek pour am yaakaar waaw am yaakaar mais li nga yoon bi du foofu waaw yoon bi du foofu pourtant nag am na si yoo xamante ni am na ñu ci jaar teg jaar ci jaar xam nga léegi Malick dem réussir daal di def snabam yónnee ko Aliou ne xaaral ma jël géej gi te alors que yamuñu ñi nekk foofu ñoom ñooy influence ñi nekk fii te période bi géej gi dafa sedd trop metti, donc vraiment ñu leen di ñaan ñu gën a xoolaat seen taxawaay fi nga xam ni foofu la ñuy mujjee rek mooy da nga ñëw tey sol t-shirt bu nga xam ne ñu ngi ciy gis maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina may sa biike Kumba Fall ki nga xam ne bu du woon ak moom kenn du xam Serigne Touba Khadim Rasoul kooku tey maanaam Baye Fall googu yow nan nga koy dundee ak tamit sa diggante ak sa Serigne ban relation la. waaw dañuy sant Serigne Touba bu baax a baax di sant maam Cheikh Fall wax dëgg yàlla ñun moom duñ ne sax ñun ay Baye Fall lañ waaye ñu ngi bëgg a doon ay Baye Fall di jéem a doon ay Baye Fall. di si sant sëñ Babacar Mbacke mu kabaro bu baax a baax moom nga xamante mooy sunu buntu ci Sëriñ Touba mooy sunu buntu ci Cheikh Rafal koy siyaaraat bu baax a baax di ko jox wàcc waayam ndax ñun doon Baye Fall gi ñu doon Baye Fall barki maam Cheikh Rafal dañ cee faire lool ñaanal Serigne Cheikh Jëmmu Fall mu yàgg fi lool maam dundal. sëñ bi bu ñu fàtte ci ñaan nga boole ñu ci ñaan gi ni ngay ñaanale Alioune nga ñu koy ñaanale ko également suñu kër gi nga xam ni moo di ITV daanaka ñi ngi waaj a egsi ci cëppaandawu émission bi lan mooy doon sa ay kaddu ak say ndénkaane lu nga xam ne war nga ko wax ak say fans say supporters say soppe ak say am di jàmm. waaw di santaal yàlla bu baax rek père wax dëgg yàlla di sant sama rakk bi nga xam ne Vieux Diaw moo ma indi. maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiix wax dëgg yàlla moom ci lu ma nekk rek ci loolu la nekk mooy comme li nga xam rek boo amee nit di ñàkkoo dara maa ngi sant Zal Dieng bu baax mami ko sama jigéen sama rakk sama xarit di sant suñu famille bi yëpp la famille Sarr yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm képp koo xamante ne yaa ngi jàppale Alioune Seye numéro 2 maa lay ñaanal yàlla yokk la ba nga gën di ma mën a jàppale wax dëgg yàlla ñu ngi ci yoon wi nañu gaa yi jàppale rek suñu gaa yi jàppale ñoo xam ne lépp dëgg la di jaar Laay Diouf daali xam nga waa axlu kitaab waa 100% géej waaye tamit ñu ngi waat ñëpp mbër mu mag ak mbër mu ndaw amuñu ci xàjj ak seen kuy mbër ak kudul mbër yëpp ci 100% bi nga bokk ñu ngi ibbiwaat bunt yi di tàllalaat loxo ñëpp di ziar waa axlu Saz yi nga xam ne président bi Père Moustapha Gueye la ñoom Père Birahim ñëpp ñoom grand PK ñëpp ngi ci biir ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfeex ñoom tamit lépp loo xamante ni yaakaar nañ ko ci làmb wala suñu si tegee seen loxo seen làmb jëm kanam ñu ngi leen ci woo di leen ñaanal suñu borom kàttan nañ leen di waa Dekkil làmb tamit ñu ngi leen di ziar président Gris Bordeaux mi nga xam ne moo jiite affaire bi di ziar Baye Fall yi fa nekk yëpp di ziar suñu waa koñ président Maguette Mbaye maa ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma limee damay jum. waa père di nuyu sama turandoo Alioune Seye Junior. waaw jaar na fi keroog ndeysaan wax na lu rafet ci yow. gis naa seede yi mu def ci man. mais moom lépp lu mu wax ci man rek ci moom la nekk wax dëgg yàlla seen waa kër su ma demee foofu day mel ni man fa laa dëkk yaayam xam nga doomam wax dëgg yàlla su ma gisul sax day am lu ko naqari te mu ne yow doom yow gëj naa laa gis xam nga di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq grand frère Yoro Dia xam nga ak Barthez ñoom Amadou ñëpp rek ñoom Fatima ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm sutura. parce que loolu aussi dafa neex nit gis la ba sopp la tudde la boppam dara daax. wax dëgg yàlla noonu li mu wax rek ci moom la nekk. ndax moom bu amoon nu mu mel wala nu mu doxalee du demee noonu mu demee mais nag comme yàlla boole nañu yàlla gën a jiboole rek. damaa xalaat daal may la ci sama bitel yi parce que Aliou nag man bu may xool aussi dafa mel da ngaa rafle ay bitel quoi moo tax moo tax fi nga war a yegg egg loolu tamit mu ngi ci loolu tamit mu ngi ci il faut tamit nag jàmb bi gën a saf Aliou. waaw loolu tamit mu ngi ci. ndax xam nga rek ñun du ñu jëlee woon làmb ci début bi ak fi làmb toll. dafa dépassé niveau boobu ñu ko yaakaar. bëgg koo def ak Baye Fall rek. gars yi bu ñu mënee jël sa bakkan sax dañ koy jël. mais nag maa ngi woo ñu may jàppale ñëpp rek ñu gën a daasaat affaire yi. waaw il faut nga yokk il faut bitéel yi gën a saf. waaw wala ma abal la ci sama bos yi. non yow abal ma yow père boo ma abalee dama koy jël ak xol bu sedd bi wax dëgg yàlla. mus nga bëre sentir ni mystiquement atteindre nañ la. waaw ba may bëre ak Adama Diouf moom waaw boobu moom am na lu ma yëgoon loo xam ne bokk ci man wax dëgg yàlla mais loolu avant combat bi la. avant combat bi mais après dañ na. waaw après dañ na waaw. mystique ci biir làmb. non mystique ci biir làmb léegi gars yi dañ koo favoriser
mais si ñoo xam ne seen victoire dañ koy jënd de. waaw léegi làmb da leen a jaral lu ne. moyen la laaj léegi préparer combat boo amul parce que di nga dem ba benn moment sarax bi lay digal sax doog mun génn. voilà mi ngi noonu te 3 derniers jours yi nga xamante ni moom mujj ci làmb loolu moom mooy làmb ci la sarax yi di génn ci la voyage yi gën a jege te xam nga lépp ci lay xewee. ci la ñuy dëpp victoire ci la ñuy dëpp ci la ñuy foqar waaw ci la ñuy foqañ ci la lépp di xewee. moo tax gars yi daal da leen jaral lu ne mais daal ñun daal ñu ngi wax. la ko jaral nag waaw non mu ngi ñuy jaral ñu ngi jéem. xëy na dañoo dajewul ak gars yi fi ñu daje rek mais yàlla baax na xëy na yàlla mën nañoo dajale ak ñoo ñu nga xamante ni moom la gars yi daj. aja jërëjëf Aline ça a été un plaisir vraiment seq ak moom waxtaan ñu koy jaajëfal bu baax ci disponibilité bi di ñaanal Alaaji Ngagne mu dellu siwaat ak jàmm ba altine ñu mën a toog waxtaanewaat làmb altine bi di ñëw nag incha allah xam ngeen ni dañu bëgg a dellu siwaat ci les temps forts saison bi nga xam ni moom la ñu génn bu ko defee beneen altine bi tamit dinañu ñëwaat ci combat yi nga xam ni jot na taxaw invité waat également ay ndaanaan ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje altine incha allah merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la conception et la réalisation de cette émission à lundi incha allah